kuy sénégalais wala képp kuy doomi aadama général. comme niñ ko waxee sànq mbir mi ngi xewe woon ci guddi samedi 18 mai ci juróom-ñeenti waxtu ci guddi ci quartier bi di Saragilel nekk ci Tambacounda. loolee nag xewee ci këru Malal Camara nekk directeur généralu agence de développement local bi nga xamante ne nii moo nekk waajur wu góor Binta Camara bi nga xam ni dañ ko rey. jamono nag yi mbir yi di am moom Malal Camara bi nekk baayu ki génn àdduna mi ngi woon Dakar. yaayu victime bi di Binta Camara commerçante la mi ngi woon en voyage Chine. donc Binta Camara moom dong moo nekkoon ci kër gi ak vigile bi nga xamante ne nii mooy assurer kaaraange kër gi. léegi nag ci ngoonu bis bi nga xamante ni fa la ñaawteef bi amee gardien bi nga xamante ni moo waroon aar li nga xamante ni mooy kër gi dafa demoon réeri d'après fait yi nga xamante ni rapporté nañ ñu ko. ci instant boobu noonu la ki rey xale bu jigéen bi muy Pape Alioune Fall ñëw ci kër gi xamuñu nag ba xam dafa xaar ba gardien bi dem mu yoxosu ndànk dugg wala dafa tombe xëy na peut-être enquête bi dinañu gën a leeral ci mbir moomee waaye li leer ba leer mooy moom Pape Alioune Fall da doon fréquenter régulièrement kër googu te jege woon na kii di waajuru góoru Binta Camara te d'après même source yi ñu jot moom Malal Camara di waajuru Binta Camara daf ko doon dimbali ci lu bari. loolu benn parenthèse la woon léegi bi Pape Alioune Fall ñëwee ci kër gi fekk fa Binta Camara bi nga xam ne moom kese fa nekkoon mu jéem di ko cokkaas maanaam di ko wax waxi caaxaan mais Binta Camara jànni ko dàq ko ba après ci la commencé yuuxu léegi nag Pape Alioune Fall commencé jànnaxe commencé tiit d'après li nga xam ni moom loolu la wax ci biir police bañ ko tegee loxo léegi mu ne da doon essayer jéem ko maîtriser instant boobu nag la ko dóoree coup dóor googee moo assommé ki nga xamante ne ni mooy Binta Camara ba ni mu ñàkkee bakkanam loolu noonu kàddu ki nga xamante ni mooy Pape Alioune Fall la gannaaw bi ko police tegee loxo. léegi nag moom Pape Alioune Fall gannaaw ba mu defee loolu noonu sentir que ni Binta Camara ñàkk na bakkanam sur le champ dafa daw yóbbaale téléphone kii di Binta Camara pour bañ a bàyyi ay traces parce que bis boobu noonu. moom Pape Alioune Fall moom mujjee woon woo Binta Camara laataa muy dee parce que avant muy ñëw ci kër gi daf ko woowoon téléphone pour xam ba xam mi ngi fi. bi leen informé ñaawteef bi élément wu police ak brigade des sapeurs-pompiers def déplacement ñëw ci kër gi ngir def li nga xamante ni mooy constat. bi ñu ñëwee nag ci biir kër gi fi nga xamante ni fa la scène de crime bi amee expert scientifique yi dañ fa fekk ay traces deret ak li nga xamante ni mooy ay toq maniyu ci yére yi nga xamante ne ni moom la Binta Camara soloon mais foofu dañuy préciser que ni Binta Camara jotuñu woon yegg ci kawam te loolu autopsie bi ak certificat de genre de mort bi moo ko dëggal mais Binta Camara da doon fippu maanaam da doon résister jamono ji nga xamante ne nii Pape Alioune Fall da doon jéem a yegg ci kawam léegi nag jamono gi mu doon tànte yegg ci kawam nag ci la yégee boppam. looloo tax ñu gis ci ay toq man yu ci yére ki nga xamante ni mooy xale bu jigéen bi. bu weesoo loolu itam jamono jooju nga xamante ni Binta Camara mi ngi doon xëccoog ki nga xamante ni mooy Pape Alioune Fall ngir bañ mu yegg ci kawam daf ko doon gajji ba yaramu ki nga xamante ni mooy def ko du ñaawteef boobu noonu am ay dagg-dagg. d'ailleurs loolu bokk na ci li gën a yombal li nga xamante ni mooy enquête bi parce que après bi ñu defee analyse yi experts scientifiques yi dañu gis que ni. deret bi ñu fekk mu taq ci ki nga xamante ni mooy Binta Camara du woon deretam mais ki nga xamante ni moo ko rey gannaaw bi mu amee blessure ci gaji yi nga xamante ni Binta Camara def na ko doon jéem a défendre boppam. léegi nag police scientifique am ñaari preuve analyser nañ ki nga xamante ne nii moo def ñaawteef bi deretam ak li nga xamante ni mooy mënuyam léegi nag li ci des mooy toq deret yi ak toq mënu yi ci kan la jógee. jamono jooju noonu ñu teg loxo ki nga xamante ni mooy vigile bi nga xamante ni nii mooy garde kër gi d'ailleurs bi meurtre bi amee biñ ko annoncé ñu bëri rawatina média yu bari yàqamte nañ ca ëllëg sa ne gardien bi moo rey kii di Binta Camara te yaakaar naa ni mbir mi dina leen jàngal ëllëg pour que genre meurtre yi bu amee ñu xaar d'abord premier élément enquête yi génn ñuy mën di ci àddu laataa ñuy taqalante parce que gardien bi dundam mënoon a nekk ci xottu gerte parce que fépp foo dem dañ doon wax naan vigile bi moo yegg ci kawam moo ko rey alors que loolu lépp amul parce que après enquête bi dëggal na que ni du moom. waxoon naa leen ko sànq Pape Alioune Fall gannaaw bi mu reyee Binta Camara dafa yóbbaale li nga xamante ni mooy téléphone xale bu jigéen bi ko police tegee loxo ba dégg ko pour mu joxe ci version am dafa ne li tax mu def loolu mooy moo nekkoon ki mujjoo woon woo ki nga xamante ni mooy Binta Camara téléphone. léegi nag ci appel boobu noonu
le police sukkandiku ak li ñuy dippee xarala bii di géolocalisation maanaam di mën a xam nit ki fi mu nekk tracé ko à travers numéro de téléphone. léegi police identifier numéro bi mu jëwoo Binta Camara muy Pape Alioune Fall pour xam exactement fan la féetee. géolocalisation boobu noonu moo leen may ñu situer ki def ñaawteef bi wax naa leen ko sànq muy Pape Alioune Fall te moment boobu noonu mi ngi woon ci këru Binta Camara maanaam ginnaaw bi dee bi amee ba pare mi ngi woon ci kër gi di dalal nit ñi di leen dëfal di dalal seen xel moment bi police di def enquête pour xam numéro bi fan la situé boobu mi ngi woon ci koñoom Binta Camara parce que comme ni mu leen ko waxee woon sànq da doon fréquenter kër gi dafa miin kër gi maanaam moom dafa comporté wu comme si que dara xewul. def na li muy def ñëwaat dellu si ci kër gi nga xamante ni fa la defee ñaawteef bi ne tey dëfal ñi nga xamante ni dañu ñëw jébal seen njaal defoon na sax ab vocal ci benn groupe WhatsApp boo xamante ni bokkoon nañ ko di ñaawlu li nga xamante ni xew na di naqarlu li ñu def Binta Camara te leen di bàyyi ngeen déglu vocal bi nga xamante ni moom Pape Alioune Fall defoon na ko gannaaw bi mu reyee Binta Camara. ne tey Tamba ñëpp ñoo ñàkk sama seconde famille maa ngi nuyu ku nekk si turam ak santam. bon di rafetlu aussi ñëpp seen intervention et puis di nangu seen jàll et puis di leen ne aussi maa ngi leen di jaale suñu rakk jooju ñi nga xam ne mooy Binta Camara nga xam ne tey Tamba ñëpp ñoo ñàkk adduna wërngal këpp moo ñàkk rawatina ak ñun doomu Tambacounda ñoo ngi leen koy jaale yàlla na suuf sedd ci koom ci barki weeru koor bi yàlla na yóbbaale lépp li nga xam ne moom mooy lu gën ci moom yàlla na ko yàlla xaare ajana yàlla na yàlla def yéene bi mu amoon pour jàppale ay waajuram yàlla matalil ko te gëm naa ni am nañ yaakaar ci moom parce que déjà boo xoolee wax dëgg yàlla kii sa bàyyi toog gërëm nee na man sama doom yëpp kii moo ci gën kon loolu yaakaar naa sant yàlla la déjà dëmb ci boppam moo taxaw wax loolu nee na doomam yëpp Binta mooy ku ci gën nee na Binta ci boppam Binta Camara moom walliw la déjà si boppam moo ko wax ma dëgg ñëpp toog mu wax ko kon alhamdulilahi rabbil alamin lu ñuy wax di am yaakaar bu baax ci moom waaw di ko jaale waa groupe bi aussi waa Tarkinda di leen ko jaale ci commencé ko ci kaw ba ci suuf ku dugg ak ku duggul di leen ko jaale di leen ne comme ni ngeen waxee rek luy am na ba pare le coup est déjà parti et puis incha allah rabbi information buñ ci mot a xam enterrement bi aussi luñ ci xam rek dinañ dugg ci groupe bi leeral ko parce que déjà boo xoolee gaa yaa ngi woon ci enquête bi et corps bi moom libéré nañ ko sànq luñ ko libéré waaw léegi incha allah rabbi lépp lu ci am rek dinañ dugg ci groupe bi wax leen ko di ñaan yàlla na jàmm sax ci groupe bi. et puis njëriñu groupe bi encore du ma sonn di ko wax lii mooy njëriñu groupe bi di ñaan yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm ci barki Seydina Mohamed ak ci barki weeru koor bi waaw loolu laa amoon di leen wax di leen ne wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. léegi nag bi ko police géolocalisé te ko loxo biñ ko yóbbee commissariat ñu simmi yëre yi nga xamante ni moom la soloon mais bi ñu defee loolu ba pare police dafa gis que ni yaramu kii di Pape Alioune Fall dafa am ay dagg-dagg gajji yooyu noonu Binta Camara moo ko def bi mu ko doon jéem a violé jéem a yegg ci kawam bi ko police yóbboo gajji yooyu la ñu gis ci yaramam loolu nekkaat beneen élément de preuve. ba tey police scientifique bi ba léegi découvriraat ay toq sperme ci caleçon bi nga xamante ni Pape Alioune Fall moom la soloon bés bi muy def ñaawteef bi donte après daf ko fóotaatoon mais bi ñu analyser li nga xamante ni mooy toq sperme yooyu noonu taqoon ci caleçon bi mu soloon même man yu la ak bi taqoon ci yérewu Binta Camara yi biñ ko fekkee mu dee. après loolu Pape Alioune Fall dafa weddi waat ni li tax toq man ni yooyu noonu des ci caleçon am parce que da doon sekk ki nga xamante ni mooy soxnaam muy jabaram mais après avoué na wax na ni moom moo ko def gannaaw bi ko police wane preuve bi mujj muy téléphone Binta Camara bi ñu fekk biir këram gannaaw bi ñu defee perquisition parce que wax naa leen ko sànq bi mu ko reyee ba pare dafa yóbbu téléphone am pour yaakaar ni way takk der yi du ñu am benn trace bu ñu ko toppee donc après loolu mënul woon def lu dul avouer wax que ni moo def crime bi parce que police amoon na bépp preuve yoo xamante ni nii mënu ci woon teg dara mënu ko woon weddi. balaa dara nag dañuy féliciter ñi nga xamante ni ñooy waa police sénégalaise
rawatina nag expert scientifique yi nga xamante ne nii wane nañ professionnalisme leeral mbir mi laataa sax ñetti fan. gàcce ngaalaama suñu woy takk der yi parce que saa yu amee genre enquête yu ñu mel rek yi nga xamante ni dafa compliqué dañuy def seen kéemtalaay kàttan ba xam ne ñoo def ñaawteef yooyu noonu. li xew nag métti na parce que ki dem moom dem na te kenn mënut a def ba mu dellu siwaat muy Binta Camara xanaa suñu borom yërëm ko te àjjana nekk këram gi mujj. si cas yi nag ñun mënuñu ñàkk jël li nga xamante nii mooy position parce que mënuñu toog nii rek bis bu yàlla sàkk ñuy rey ay sénégalais rawatina ay jigéen yi nga xamante nii amaana duñu néew doole mënuñu défendre mënuñu fipp parce que avant cas yi di am muy kaaw Binta Camara am na kaaw militante Pastef bi nga xamante ni moom la ñu faat Kër Massar même circonstances yi la même cas yi la parce que moom itam duñu bëggoon yegg ci kawam. am na tamit ndaw si ñu fekk wakaam mu ñàkk bakkanam ak yeneen cas yoo xamante ni buñ ko doon lim fii du jeex te la plupart jigéen ñi lay concerné ñi nga xamante ni amuñu kàttan pour fipp mbir mi nag li koy faj mooy ñu appliquer li nga xamante ni mooy ku ray nit ñu ray la. ñi nga xam ne ñoom la ñu woowee droit de l'hommiste yi dinañ ne loolu du solution mais bu doon seen wayjur wala seen mbokk bu leen jege duñu am même discours bi. parce que doomu aadama mënul gën a muus suñu borom mënul gën a xam naka la ñuy doxali société parce que suñu borom moo ko sàkk. yàlla moo ne ku ray ci tayeef te ñu am lu leer que ni yow yaa ray dañ la war a rey donc loolu waruñu ci sax débattre te preuve bi mooy dëkk yi nga xamante ni ñi ngi appliquer li nga xamante ni mooy ku rey ñu rey la rarement nga ciy dégg ay nit yu ñu rey dëgg la am na ñu fay rey mais mënoo ko comparer ak suñu dëkk yi nga xamante ni nii ñenn ñi dañuy gën di sadik yenn góor yi nga xamante ni ay yambar lañ di dal ci kaw ay jigéen di leen sàkku ngir lan satisfaire seen benn plaisir te loolu lépp li koy faj mooy ñu appliquer li nga xamante ni mooy ku rey ñu rey la. parce que mënuñu continuer nii mënuñu wëy ci situation bi nii dañuy rey nit ñi ñu toog coow ko ñaari fan ñetti fan beneen actualité ñëw muur ko ñu fàtte ko comme si que dara xewul dafa doy nag parce que lu ëpp tuuru